mbokk yu téléspectateur Dakar TV international bokk na ci nag li gën a fës ci xibaaru marax yi ginnaaw ñetti weer yi nga xam ni collectif nag daal di ëmb liggéeykat yi nga xam ne ñu nekk ci wàllum société civile nag ñu ngi doon dafa ki càmbar jëm ko ci wàllum élection yeeg naka lañ ko dal di tëralee jamono ji nag dal di ne ci li nga xamante ni mooy seen i liggéey ngir da xool naka la ñuy demalee yooyu parrainage jamono jooju beneen tam mbootaay bi daal di ëmb délégué chambre de commerce ak industrie yeeg wàllum agriculture fii ci Dakar ñoom nag jëlee na fësal yenn ci matadi nga xamante ni yenn organisation ñu ko dal di amal rawatina syndicat yeeg ministre bi nga dal di ngàllu wàllum njaay meeg njënd meeg waaye tam ak wàllum entreprise ci Sénégal ngir rek ñu dal di fi indiwaat ki nga xam ne moo fi nekkoon secrétaire général di Ali Mboup jamono jooju den ci boole itam lu jëm ci xibaaru tàggat yaram yeeg bitim réew mu dal di ndar képp xibaaru marax si mbokk yi ponk yaa ngi nees kii ñu del ci faram fàcce gi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu comme nu mu leen ko junjoo rek ci bopp xibaar yi collectif nag di mbootaay gi dal di ëmb ñi nga xam ne ñoo dal di nekk ci biir de société civile bi ñu ngi def nag ab càmbar jëmale ko ci wàllum élection yi nag jamono ji ginnaaw bu ñu noppee seeni boobu liggéey jot nañ ko fësal nag jàpp ne sax yenn parrainage yi nga xamante ni ñu ngi ko dal di def ci élection locales yi waaye itam bokk na ci élection locales yi ak présidentielles yi ak bépp yi nga xamante ni mooy élection ñu fale maire yeeg financement parti politique yi boo rax ci dolli itam gestion yi nga xamante ni mu nekk ci électoral yi bulletin unique yi lépp rek ñoom dal ni ci indi seen i xam-xam waaye itam càmbaraat ko ci anam bi nga xamante ni Sénégal mu ngi ko dal di def jamono ji ñu nag ñoom li ñu bëgg rek moo dañ ñu dal di indi coppite ci yooyu mbir dañ ci teewlu ki reportage bu Gnima Goudiaby ak Boubacar Camara. ginnaaw ba ñu loloo ay weer ngir gëstu ci yan anam la ñuy amalee ay élection yu wóor te leer fii ci Sénégal kuréel gi ëmb société civile bi nag daal dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir fësal liggéey bi nga xamee ne si jot nañ ko dëxëñ ci ab téere. depuis ñetti weer ñu teg ay experts au niveau de notre institution pour xalaat ci point yooyu mu jëm ci parrainage mu jëm ci li ñuy wax ni ñuy falee maire yi ñu wax ci wàllum bulletin unique bi ñu wax tamit ci ban organe mooy gérer suñuy élection financement parti politique yi également donc yooyu yëpp la ñu gëstu def ci solution. lu aju nag ci parrainage bi ñu war a amal ci élection yu locales yi ñoom kat jàpp nañ ni faaw ñu amal ci ay coppite. non parrainage bi dañu ne en l'état actuel ni mënuñu ko appliquer ci élection locale yi tant que amul coppite. lu jëm ci kan moo war a jiite kujje gi ñoom nag daan nañ ci joxe seen xalaat. li aju nag ci kii war a jiite li nga xam ne moo di kujje gi loolu nag dañ koy bàyyee ñi nga xam ne ñoom ñoo di woy politique yi ndax nag li ni mel daal seeni yëf la wante nag teewul dinañ rek bokk ak ñoom weccante xalaat ngir daal bokk ci ni anam yi nga xamee ne ci lañ koy tërale. Partie intégrante. Sénégal nekk na réewu démocratie bi nga xam ne si ñëpp nangul nañu ko ngir li ni mel gën a sax surtout jëm ci wàllum élection kuréel gi ëmb société civile daal di nañ xaatim ab téere ngir gën a dëgg. Gnima Goudiaby ñu wax li jëm tam ci beneen mbootaay gi ëmb sax délégué yu chambre commerce industrie ak wàllum agriculture te nekk fii ci Dakar ñoom nag daanaka maire ba futu li ñu dal di def ba tax rek ñu dal di yëkkati seen i kàddu ñaawlu lool yéen nag ci organisation yi syndicale waaye itam ci yenn ci ministre bu ngal ko wàllum commerce ak entreprise ci réew mi anam bu ñu koy doxalee daal neexulee benn yoon ba tax rek ñu dal di bëggaat indiwaat ki nga xamante ni moo fi nekkoon secrétaire général di Ali Mboup ngir ñu dal di ko tegaat ci bopp kuréel googi donte sax moom dem na ab retraite am ndax ay atem dafa xaw a bëri lool ci ñaar fukki fan ak ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2015 ñu dal di ci teewlu gi seen porte-parole di Abdou Aziz Sabali ci micro Roqaya Fall. instabilité bi nga xamante ni moom la fi ministre du commerce indi ci loolu mi ngi déparé ci li nga xamante ni war na def léegi ay weer ñi ngi laajte pour que ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général bi génn. mu dem à la retraite loolu nag ki nga xamante ni moom mooy le président Daouda Thiam jël na ay responsabilités am yóbbu na ko retraite waaye dañoo seetlu depuis boobu ba tey ministre moo xam ministère la moo xam yenn organisation patronale yi ñi ngi fexe di delloo ki nga xamante ni moom mooy le secrétaire général ki nga xamante ni moo nekkoon secrétaire général pour mu ñëw nekkaat secrétaire général chambre de commerce ba sax loolu ki nga xamante ni waroon na dem retraite depuis 2015 ba nga xamante ni loolu sax yóbbee na ki nga xamante ni moom mooy ministre du commerce mu bindaat ki nga xamante ni moom mooy Daouda Thiam benn bataaxal bi nga xamante ni mi ngi sàkku ci moom mu delloo le secrétaire général Ali Mboup
loolu nag ñun bu ñu jàngatee bataaxal boobu seetlu nañ ni bëri na ci ay incohérences yi nga xamante ni am na ci. am na ci benn fonctionnaire ci ministère du commerce koo xamante ni daa mel ni moom mooy ange gardien wu l'ancien secrétaire général loolu nag jaaxal nañ trop. Le président il a transmis une note de mise à la retraite ñoom ci seen bataaxal ñu ngi tontu président li nga xamante ni moom mooy limogeage ak licenciement day mel ni nga jox benn élève un sujet mu def hors sujet. tey jii lu mën a xew chambre de commerce en termes d'instabilité en termes de risque le ministre du commerce xam ne elle est largement responsable parce que moo bind lettre monsieur Ali Mboup tàggu na fi ne bàyyi naa lay kër gi dem naa la secrétaire la ministre bindaat lettre indi ko fii créer instabilité ci chambre de commerce loolu kenn mësu koo gis ci àdduna nit ku tàggu bay dem moom jël na responsable tàggu na bay dem nga ne ko noo ñëwaatal nga dugg alors que ñi muy liggéeyal ñoom nee nañ pare nañ ci moom. ni muy demee au niveau des banques dafay am dañ koy co-signer maanaam président dafay signer secrétaire général dafay signer léegi nag au niveau des banques loolu tamit dafa nekk mbir moo xam ne mu doy waar dañoo jékki-jékki dem pour yóbbu ki nga xamante ni moom mooy spécimen signature le nouveau secrétaire général par intérim ñu dem fekk ni beneen lettre jiitu na foofu loolu yëpp pour jéem a bloquer li nga xamante ni moom mooy institution bi. pour wane ni fu mu toll fii maanaam loolu c'est pas valable ak yu demee noonu donte ñun xam nañ ni ça va passer mais c'est des actes de sabotage qui sont faits depuis boobu ba léegi def nii nangam pour tardel nit ñi loolu nag li nga xam ne moom moo ci nekk comme risque heure bi doon na fekk nit ñi di commencer def salaire yi pour que ay le 25 wala yu demee noonu nit ñi jot seen salaire mais ce qui est probable mooy fu mu toll fii mën na bër bu gouvernement bi ak njiiti réew mi Macky Sall jël ngir dem noppalu ji di ab vacances loolee nag daanaka indi na ab débat bu am solo ci biir askan wi jamono jooju nag ñenn ñi jàpp nañu ne lu jaadu la ndax kat ab liggéey bu nekk rek àjju na loolu ak borom dal di ci jël ab noppalukaay wante ñeneen ñi ci des moom jàpp nañu ne li ni mel moom du yoon du dëgg ndax kat Sénégal tey tollu na foo xamante ni réew mi daal dafa dal di tege tembe dara doxul kon bu réew mi bu gouvernement bi nag jëlee ab vacances na day noppalu li ni mel dana indi am njàqare loolu ci askan bu Sénégal ko tax rek rédaction bu Dakar TV amal ci ab reportage ñu teewlu ci ñi ma bari ak Fatou Dieye. ci bu yàggul dara kilifa yi nga xam ne ni ñoo fare ci boppu nguur gi dañ leen a nemmeeku ni dañoo jël vacances loolu lay doon li nga xam ne ni ñenn ci askan wi jàpp nañ ni lu jaar yoon la. lu handicap quoi parce que réew mi yàgg nañ fii bu ñu demee ba tollu ci mois bi j'espère que bu ñu demee ne danañ dem vacances. J'espère que c'est logique quoi parce que am na solo dans un pays boo ci évoluer boo ci tolloo ci certains moments nga dem changer quand même j'espère que c'est très important dans la vie nga dem gën réew mi encore boo xoolee seen vacances boobu noonu foog naa ne dinañ ci étudier lu bëree bëri balaa ñu defaat retour dans le pays. gouvernement bi vacances bi ñuy jël noonu mais loolu wàññiwul dara quoi parce que nit ku liggéey tamit. am nga droit noppalu tuuti quoi bu dee ñaari fan la tax wax état bi man yaakaar naa ne ak président de la république Macky Sall mi ngi def lu mu mun daal waaw réew nag boo demee réew bu gën a riche si monde bi am na jafe-jafe moom mënul ñàkk parce que doomu aadama ak jafe-jafe ñoo ànd. bu fekkee ni am na ci ñenn ñu ko nangu ñenn ñi ci des jàpp nañ ni ak fi réew mi toll loolu doonul lu xel war a mën a nangu. moom ànduma ci parce que kilifa yi ñoo war a régler situation yi nekk fii soog a dem suñu régler situation yi ba pare. moom kii naa si moom loolu moom biñ ko defee moom ànd naa ci waaye dem bàyyi noonu bañ a régler sa réew loolu moom. son papa moom. njiitu réew mi ak soxnaam ak ñenn ci ay ministre am ñu ngi ci ay vacances. loolu la nag doon li nga xam ne ni ñenn ci ay opposant wam ñi ngi koy ŋàññ waaye nag ñenn ci askan wi ñu dajeel jàpp nañu ni liggéey boo gis rek am na. ñi ma bari njàqare tiis waaye tam mbetteel ak tiitaange gu rëy moom la ñenn ci liggéeykat yi nga xamante ni ñoom la ñu dal di jëlee foofii nga xam ne mooy li wër stade Léopold Sédar Senghor jamono ji nag amuñu fenn fi ñu jëm loolee ba tax ñu dal di ci indi ab doxat bu ñaxtu waaye tam fësal seen ñëgg xol li ñoom ñëpp li ñu bëgg rek mooy que ne état bi jël ci am matukaay ni mu gën a gaawee waaye laate loolu duñu wàcce seen loxo mukk app nañ ko sax ba fu mbax na doonee benn ñu teewlu ci teew compte rendu bu Adama Sarr ak Boubacar Camara.
gannaaw ba ñu jëlee lépp loo xamee ne ab garage mécanicien la woon fa nga xamee ne moo di ca wetu stade Léopold Sédar Senghor ñi nga xamee ne nag ñoo fa nekkoon doon daan seeni doole dey mer ba futu la ñu def ñoom sax ñu jàpp ne dañ leen jaay doole dëgg. ñun jotewuñu ak parking bi dara lépp lu yàqu waxuñu si dara ñun leen dong lañ doon seen si ñoom ñu ñëw ñu ne ñu gën leen réglé wu gën leen arrangé seen toogaay loolu rek lañ doon seen si ñoom mais li ñu def nii yëfu jaay doole dëgg la. waaw ay centaine de millions nag lañ fi yàq waaw amul kenn koo xamante ni jox nañ la sommation wala ñun la jour temps nañ la kii wala dara ba dernier jour mel ni xanaa ay xaj sax boo leen ni toxal wala ngeen def dara sax am na noo xam ne noonu nga war a waxee ak ñoom man yi man yaakaar naa ne jeex na fi pour man affaire jaay doole yi amatul ci dëkk bi man loolu laa yaakaaroon bi Macky Sall ñëwee mais nag comme nee nañ ñoom ñoo yor réew mi ñoom ñoo ñu jiital te lii teg nañ seen bët. jooy nañ ko ba àdduna yëpp xam ne ñu ngi koy jooy léegi nag ñu ngi xippi suñu bët di leen xool xam naa ne bu fekkee ay projet moo tax ñun ñu jëlee ñu fi ñun ñi nga xam ne jotewuñu parking bi dara na leen wóor ne du jàll waaw ay doomu Grand Médine lañ fii la ñuy juddoo suñuy baay fii la ñuy juddoo fii la ñuy yaroo fii la ñu màggee ba toll nii ñu toll waaw dem ñu suuf waa Yoff dem ñu suuf waa Parcelles. si loolu le sax ñu jàpp ne ñoom daañu yóbbu mbir mi fa mbaxana doone benn. dinañ on va les poursuivre dañ leen di porter plainte. topp leen dem na jusqu'au bout parce que le minimum réew mi à 2019 kuñ tojati ci dara dañ la war dédommager c'est le minimum accompagner la le président Macky Sall nee na day xeex chômage 500 000 emplois la woote mais bu fekkee sàggante am na ci ñoom ay défaillance technique am na seen liggéey ba ñun ñuy delloo siwaat ay 500 chômeurs encore de plus mais loolu la quelle honte ban pays lañ nekk. ñu nekkoon fa nag ay ati at di daan seeni doole ñii deey daal di nañ leen jële ca bërëb bañ doon liggéeyee ñu jàpp ne nag dañ leen jaay doole ba tax daal ñu ne dinañ wëyal xeex bi jamono jooju nag la wër stade Léopold Sédar Senghor mu nga yaatu. Adama Sarr ñu des ci boobu mbir ba tey ci li jëm ci liggéeykat yi nga xam ne ñu nekk ci boobu bërëb kenn ci ñoom di Youssoupha Niang moom nag jàpp nañ sax mbir mi moom ni mu amee du dëgg di yoon te jàpp nañ sax am na as lëf soo xam ne dañ ko làq ci ginnaaw jotuñu ko wax ba tax mbir mi amee ci anam bu mel nii waaye li ñu mel moom du tax moo ko ñu dal di wàcc seeni loxo ñu dal di ko teewlu moom Youssoupha Niang ci micro bu Adama Sarr. fi def dara jaadu ci le préfet du département de Dakar li mu def fii amul fenn fu mu ko teg. amul fenn fu mu ko teg li mu def jëf la joo xam ne ku am xol du ko def le préfet du département du préfet des Parcelles Assainies était là avec le maire ñoom ñëpp li fi xew xam nañ ko programme ak projet yi nga xam ne jiitu woon na ministre bi di falu nit ñi fi nekk fii xam nañ li fi xew xam nañ ñoom liñ fi bëgg parce que espace bii fi nekk dañoo jël seen bët yi teg ko si espace bii la ñu mënut a bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi jege ko di si góorgóorlu mënuñu ko bàyyi ak ñoom li nga xam ne nag le maire de la commune moo ko def kooku dama jàpp ne après la parce que ñëpp xam na ne c'est un mini maire déjà du maire mini maire la amul fulla amul fayda déjà tekkiwul dara nekkam fii nii ñun suñu loxo def ci tax pour mu nekk fi mais bokk na si nit ñi ñu gën a décevoir. xibaaru bitim réew yi bàkk ba jóg na dañ ko dal di dooree foofee ci Soudan ci Italie waaye laale loolu nag dañ jëm ci Australie ñu dellu ci nafar gi Farañ fàcc gi ak Adama Sarr. xibaar yi bitim réew yi ñu tàmbalee ko ca réewum Soudan foofa nag lu aju ci wàllu conseil souverain bi nga xamee ne daal moom moo war a amal rek transition bi fi ak ñetti at yi ñu dëgmal daal dinañoo prêter serment tey jii kaka jiite nag moo di général Abdel Fattah al Burhan si boobule sax conseil nag nga xamee ne bokk na ci fukk ak juróomi membre ñi nga xamee ne ñoom ñoo di civil yi nag daanaka ñaari góor ak ñaari jigéen ñoom ñoo leen fa teewal. ñi ko bëggul di ko woowe Titanic nucléaire li nga xamee ne nag moo di bateau bu mag bi nga xamee ne ñu ngi ko woowe académique Lomonosov daal nag moom rek moo nekk ci àdduna bi ab bateau nucléaire boobule bateau nga xamee ne waa Russie ñoom ñoo ko moom nag daanaka ajuma bii di ñëw daal la war a jógee fa mu nekk ngir dem fa nga xamee ne moom moo di ca Sibérie orientale foofa nag la war a dem fii ak at mi di jeex daal war na rek mun a tàmbali liggéeyam
ñu bëri nag am si njàqare ndax nag xel yëpp ñu ngi jëm nag ci li nga xamee ne moo di musiba Mbabakumba bi nga xamee ne mu ngi amee woon si atum 1986 ca Tchernobyl mu nekk nag ab accident nucléaire bu fa amoon. ñu jeexale ko ca réewum Australie foofa nag kii di cardinal George Pell nekkoon nag ñetteeli kilifa bi toppoon ci Vatican bi moom nag niki tey ji daal li nga xamee ne ñoom moo di yoonu réew ma nag daal dina dëggal daal juróom benn at kaso yi nga xamee ne war na kaa tëdd moom moomule nag di cardinal George Pell dañ ko tuumal ay yëkkantaan yoo xamee ne daf ko amaloon ci ay gone li ni mel nag mu ngi amoon ci atu 1990 fa nga xamee ne moom moo di rek ca cathédrale Saint-Patrick bu Melbourne ba nga xamee ne moom moo fa nekkoon lii di archevêque. mu ngoog bàkk ba jim na xibaaru tàggat yaram yi dañ koy dal di doore foofu nag ci dañ koy dal di doore ci wàllum wàccaayu CAN 2021 foofu ci Cameroun li aju nag ci match xaritoo yi nag waaye itam den wax li jëm ci dossier Neymar ndax day des foofu ci Paris Saint-Germain wala dañ koy dal delluwaat foofu ci Barça li ni mel nag daanaka indi na ab débat bu am solo ci diggante ñaari club yi waaye laay loolu den dem foofu nga xam ne moo di ci Tokyo waxtaanee li jëm ci wàllum JDECO ñuy teewlu ci nafar geek faram-fàcce yi ci Dakar TV International. xibaaru tàggat yaram yi ñu dooree ko ak préparation coupe d'Afrique bu 2021 foofee ci Cameroun sélection nationale nag bu équipe football nag dana amati ñaari jogante xaritoo yu ñu war a amal doxee ci diggante Mauritanie ak Côte d'Ivoire suñu sukkandikoo nag ci fédération bu Tunisie bu football waaye jàppal ni ñi ñuy ooyee Aigle de Carthage ñoom dañ dal di jaxasoo ko ak ñi ñuy ooyee Morabitoun xam ne ñoo nekkoon ay adversaire ci phase poule ci coupe d'Afrique bu ñu amal foofee ci Égypte kon nag ñoom ñu mën ci jàpp ni aljuma juróom-benn fan ci weeru satumbar ci stade olympique bu Rades bu juróom ñeenti waxtu jotee ci ngoon lañ fee dal di amal nag laata ñuy dem foofee ci France ngir nag dal di fa jonganteek ñu ñu ooyee éléphant yu Côte d'Ivoire loolu nag fukki fan ci weeru satumbar lay dal di doon waaye nag ñaareelu match moom jàppagun ban bés lañu ko war a amal gune Alain Giresse nag jàppal nañ kon ñoom dañu war a amal seen qualification ci groupe J bi ñu wàccee dajet ku ci mel ni Libye Tanzanie ak Guinée équatoriale kon nag seen bëccëg bu njëkk dañ ko dal di amal foofee ci Libye ci fukki fan ak benn ci weeru novembre laata nag ñu dem foofee ci Guinée équatoriale fukki fan ak juróom-ñeenti ci weeru novembre li aajo ba tey ci yooyu qualification nag équipe nationale bu Sénégal moom du bokk ci jongante gi xaritoo yi nga xam ne dañ ko war a amal ci weeru satumbar li ko dooree nag ci ñaari fan jàpp fukki fan ci weeru satumbar 2019 waaye nag li waral ñàkk jongante gi xaritoo yooyu mooy que ne rek équipe nationale bu Sénégal bi dafa dal di toftalante ay compétition ci coupe du monde Russie ci atum 2018 waaye tam ci coupe d'Afrique des nations 2019 ak éliminatoire yi nga xam ni dafa dal di am ci fukki weer ak ñaar yi nga xam ne moom la ñu dal di génn loole moo dal di tax équipe nationale bu Sénégal du bokk ci yooyu jogante ci weeru septembre te tam ñu bëri ci ay joueurs yi sax dañu dal di dellu ci seeni club loolee tax sax Aliou Cissé di entraîneur bu Sénégal jàpp ni équipe A bi moom du bokk ci benn jogante xaritoo lim ci jublu nag mooy que ne bañ surchargé ay compétition waaye nag fédération Sénégal bu football moom mu ngi jot a xamle ne sax yooyu jogante xaritoo dañ ko dal di amalaat na ci weeru octobre ngir nag ñu mën a waajal bu baax a baax li nga xam ne mooy éliminatoire yu CAN 2021 foofii ci Cameroun ñu war ko door nag ci weeru novembre. ba tey ci wàllu football li ñeel nag dossier Neymar moom daanaka paterel gi nga xam ne dal di ko nekkoon génn na ci ba jeex tàkk ndax kat dafa mel ni Paris Saint-Germain dañ ko commencé beddi ndax saison bi nag dafa mel ni Neymar deful dara lu nit mën a xam loole dal di tax numéro 10 bu Paris Saint-Germain bi moom jàpp na ne daal ay fans Neymar sax ñoo ko njëkk a weddi ndax kat ci ay banderole ak i wax yu ñaaw daal ki la ñu dal di teg ci kaw Neymar ba tax moom nekk ma foofu daal ci Paris Saint-Germain mu doon li ko naqari lool ba tax ñu jàpp
ne sax Neymar est-ce que doonul ne dafa bëgg a delluwaat foofee nga xam ne mooy ci Barça gi mu jóge woon ndax kat FC Barcelone ñoom nag dañu dal di génne ab xaalis bu takku ngir jox ko ñi nga xam ne ñooy Paris Saint-Germain ngir mën a jotaan nag ñi nga xam ne moo di Neymar loolee nag nekk ci ay waxtaan yu dëgër yoo xam ne dal dina dox ci diggante ñaari club yooyu. ñu jeexalee ko ak judo sénégalais bi nag di Mbagnick Ndiaye moom nga xam ne moo fi nekk champion d'Afrique ci ñu weesu téeméeri kilo ci jeux africain bu 2019 nag kon ñu jàpp ne moom sax jot na nekk médaille d'or nag ci yooyu jeux nag foofee ci Rabat ci Maroc kon Mbagnick Ndiaye mel ni nag war a dem jogandi ji foofee ci championnat du monde ñeel nag wàllum judo foofee ci Tokyo ci semaine bi ñu dënmal wante xarañte gu mat sëkk gi nga xam ne sénégalais bi di Mbagnick Ndiaye dal ne ko wane moo tax mu dal di intégré ci yooyu qualification ci atuma 2020 mu ngi dal di xamle ne fi mu taxaw moom du ko bàyyi mukk ndax kat bëggul jógee mukk ci rang boobele waaye nag laatay titre boobee mu xam ne dal na ko ngàlloo foofu ci Rabat sénégalais bi nag jotoon na remporté championnat d'Afrique ci wàllum judo fu ci mel ni ci Cape Town nekk ci Afrique du Sud ci weeru avril bi ñu dal di génn mbokk yi lii nag moo dal di nderképp xibaaru tàggat yaram yi. ngook noonu sax la ñu jaaree dal di yëkkati xibaaru marax gi ñu amoon mbégte kontaan di leen ko jotli bi ngeen mën ko dégg Dakar TV international di leen jox dig daje de sànq rek suma dalee di jokk tolloog ñaar juróom-ñetti waxtu ci guddi gi lay doon ci gàllaama nasaraan ngeen ci ànd ak Adama Sarr asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.